mais yéen gis naa seen maire bi temps mu yore benn vélo mais est-ce que bëggul jël seen métier bi nangu ko. maire bi gisoo ko Mansour Faye waaw gis naa ko mu yore benn vélo de yore benn sagos nii xaw ma day livré xaw ma. asalaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Diop dëkk fii ci Ndar juddee ci dëkk bi yaroo fii maa ngi tàmbalee sama njàng alxuraan ci daara ju ñuy wax daara El Hadj Tidiane Niang ci Tableau Waalo fa la jàngee ba wàcc. ma jàngee tamit l'école primaire école Xayaar Mbeng ñu gën ko miine ci école Avenue de Gaulle. jànge aussi CEM Amadou Fara Mbodj muy CEM d'excellence Amadou Fara Mbodj bu nekk ci Diawlinga jànge lycée Faidherbe balaa ma doon dem Dakar yeggale sama njàng. may liggéey nag ci li nga xam ni mooy wàllu wér-gi-yaram politique nag ba mu ci duggee yàggul lool ndax xëy na doonoon na sama yitte daan naa ci gëstu daan naa ko topp waaye bi ma ciy dugg dëgg-dëgg mooy bi nga xamee ni dem naa ba gis ni am na ay jafe-jafe ci dëkk bi. may mën a fàttali rek bis bi nga xam ni gis naa ni géej gi nga xam ni moo songoon Ndar daaneel ay kër yu bëri fële ca Guet Ndar ba ma ñibbisee ma dem doxantu xool géej gi fa mu nekkoon ba may ndaw ma gis ni li mu jël tey ëpp na 500 mètres yoo xam ne man mi fekke naa diggante boobu ma gis ni tamit gaaw na te mën na indi ay jafe-jafe yu bëri. géej gi machine yi essence bi loolooy suñu soxla loolu rek ku si jàppale moom defe naa ni moom loo bëgg di gaaw yu mel noonu nag ak yeneen yoo xam ni dañ koy gis ci suñu dëkk tax ñu ne mbir yi kat dafa laaj ñu sóobu ci ngir soppi xar kanamu suñu dëkk waaye tamit xeex ak jafe-jafe yi nga xam ni ñoo noot askanu Ndar. maa ngi fii ci Diamaguène ci koñu Juy bi nga xam ni moom la ñuy wax route de la gare boo xoolee sama ginnaaw nii yaa ngi gis gendarmerie bi ci ginnaaw fa la stade bi nekk muy stade Maître Babacar Sèye mu nekk ci digg dëkk bi waaye nekk koñ boo xam ni boo ko xoolee ni mu mel tey gis ni bëri na lu fi waroon am te amu fi tey fii ñu taxaw ni boo ko xoolee bu nawet jotee mënoo fi taxaw ndax dafay taa ba fees. li nga xam ni moom lay wax ci koñ bi tey yaakaar naa ni bëri na koñ yu mel noonu fii ci Ndar koñ yoo xam ni sax yii ñoo leen tane fii tey ñoo ngi ci digg dëkk bi waaye kon damay xalaat fu mel ni Pikine xalaat fu mel ni Goxu Mbaaj xalaat fu mel ni Route de Xor xalaat fu mel ni Daaru Médina Marmiyal Ginnaaw Raay maa ngi xalaat fu mel ni tey jii may wax ak yéen Pikine 700 nga xam ne bu tawee daanaka oto sax du fa mën a dugg askan wa dañuy tëju di xalaat fu mel ni Xaar Yàlla Njolofeen ak Cité Ñax koñ yooyu yëpp bokk benn jàngat bokk benn jàmbat bokk benn jàngoro mooy mënuñu am yoon wu ñu jaar bu tawee mooy bu ñu amee seeni mbalit mënuñu am fu ñu ko génnee koñ yooyu yëpp bokk benn jàngoro mooy dëkk bu ràpp dëkk bu màggat dëkk boo xam ne tabax yaa ngay daanu te ndaw ñu amuñu liggéey amuñ fu ñu ko yaakaar tey kenn ku génnul wala nga jël gaal yi jéem a tayle ci sa bakkan yaakaar naa ni kuy xëy di wut liggéey ci Ndar bu weesoo marché bi nga xam ne tey doxatul weesu géej gi nga xam ne daanaka dama naan jaay nañ ko ndax plateforme pétrolière ak gazière bañ fa installé yàq na tey napp gi yàqin goo xam ne benn xeer ba ñu amoon fii ci Ndar di Jatara mënatuñ fa dem nappi te ñu ngi am ay jafe-jafe licence am ay jafe-jafe jàll ci bël bi mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne benn bu ci nekk rek gis nañ ne tey waroon na mën a tax ndaw yu futeeku dugg ci politique ngir mën a soppi doxalin bi fii ci dëkk bi. fii tey ñu taxaw mooy barrière Pikine yi fii ñu nekk nag mooy Pikine ngay gis Sordaga sa kanam di gis Jokkul jàkkaarloo aussi ak Pikine 700 quartiers yi ko wër nag nekk ay quartiers yoo xamante ni si tey ils sont impactés par cette bombe écologique parce que barrières yi boo xoolee xeetu bassin de rétention la bassin de rétention bu waroon mën a téye ndox bassin de rétention boobu mujj nekk zone de rétention des ordures ndax tey bu ñu xoolee c'est une zone boo xam ne waxuma la xet gi fiy jóge mais c'est des gîtes larvaires yoo xam ne yooyu dañ ciy multiplier wu di sonal askan bi feebar bu nekk mën na si jóge mu nekk nag espace bu rëy boo xamante ni si tey commune bi war na ko mën a jëfandikoo ndax ci Ndar tey dañu am jafe-jafe suuf fu ñu mën a samp ay wàllu infrastructure te Ndar fii ci Pikine xam nañ ni loolu la ñuy jooy lu ci mel ni lycée amuñu ko fii ci Pikine amuñu marché amuñu ay hôpital amuñu centre de santé bu mag amuñu lenn loo xam ne tey war na mën a dimbali askanu Pikine bi surtout ci ay infrastructures sociaux de base yoo xam ne soxla nañ ko. salaamaaleykum. Imam Baye Fall naka la ñu ngi siyaar rek doon coono yi. ah ma jaa giraar bu demee. yéen moom après yéen jeex na quoi. je pense que mooy sabaa na nga def marché fëgg jaay bu gën a mag ci Ndar. asalaamaaleykum soxna si na ngeen def ça va bien. non installation électrique seen problème la bokk ak ndox
parce que fii ça va na ngeen def ça va bien day def ak coono yi ça va bien Abdou Diouf mooy ancien président Sénégal wala moom dëgg la dinañ fi ñëwaat benn bis boo xam ni moom dañuy ñëw waxtaan ak marché bi incha allah jërëjëf merci beaucoup ñoo la ko remercier mais yéen gis naa seen maire bi temps mu yore benn vélo mais est-ce que bëggul jël seen métier bi nangu ko jeex na mais lépp jàmm alhamdulilah macha allah da ngeen def ça va bien madame na nga def ça va bien yow lay laaxati yow xaaral nga jël avance waa ji da nga jël avance waa ji mbaadu gawal bal après ñu fayal la quoi am problème ça va da ngeen def mon frère merci beaucoup merci jërëjëf dinañ fi ñëwaat mu gën a yaatu incha allah mais kontaan naa trop grand kontaan naa trop jaajëf tey am na ay opportunité yu bëri yoo xam ne jàpp naa ne ñi ko jiite saisiruñ ko tey dex gi soo ko xoolee dafa nekk bërëb bu yaatu boo xam ne lu bëree mënees na ko ci def ndax bu weesoo napp gi nga xam ne moom lañ ciy def muy jural askan wi koom-koom ñun am nañu yéene bu weesoo aménagement bi ñu wax ni dinañ ko aménager berge yi ba nga xam ne xale yi daañu fi mën a am ay xëy askan wi mën di fi ñëw di noppalu di fi ànd ak seen i njaboot bëgg nañu tamit jëfandikoo opportunité bi ñu am maanaam xéewal gi yàlla def muy ndox mi nga xam ne tey am na ndaw yu bëri yoo xam ne bëgg nañu leen mën a jox liggéey ci wàllum utiliser ay lu mel ni ay scooter de mer ay mini bateau yoo xam ne dañuy def ay petit croisière nga xam ne dina tax képp ku jógee ci tugal wala nga jógee fenn ci biir dëkk bi boo ñëwee di nga fi mën a nekk bu ko defee def fi sa séjour bu inoubliable am na tamit ay idées yu ñu am mooy fexe ba am ay barge boo ñëwee bëgg añ wala nga bëgg reer bu la neexee dañuy daw di wër ak yow dex gi nga toog ci kaw yooyu yëpp di ay bunt yoo xam ne dina gën a taaral Ndar dina gën a tax nit ñi nga xam ne ñooy ñëw Ndar bu ñu ñëwee ñu mën a xam dëgg bànneex bi nekk ci ñëw Ndar waaye tamit xéewal yi fi yàlla def te bu weesoo loolu li ci ëpp solo mooy dina mën a dimbali tey jii nii ki fi nekk ngir mu mën a dimbali ndaw ñi ñu am xëy. tey ñoo ngi fii ci école Khayar Mbengue ñu gën ko xam ci école avenue Général de Gaulle école Khayar Mbengue nag di école boo xam ni bokk na ci taarixu Ndar école bi nga xam ne moo jiitu ci Ndar waaye moo jiitu ci Afrique occidentale française ñu daan ko wax l'école des fils de chef. tey nag buntu bii ma jàkkaarlool bu ngeen xoolee man classe bi fii laa defee CI maanaam fii laa jàngee sama première classe su école primaire muy Ndadda CI maa ngi ko defee ci classe bi. cours bi nag tey mën nañ ni c'est comme un champ de ruines da nga koy xool rek sa yaram dafay daw. deuxième étage yu balcon yëpp daanu na école bi tey dafa tëj ndax xale yi mënatuñ fi jàngee école bi nag dafa bokk ci compétence su maire maanaam maire bu nekk ci dëkk lu mel ni waruloo ko seetaan. ci suñu projet daf ci bokk taxaw temm ci réhabiliter école bi nga xam ni moo di l'école Khayar Mbengue nga xam ni dafa bokk ci li ñuy wax repère historique Saint-Louisien. ci loolu nag la ñu gisee ni xëy na pour ñu dugg ci politique bu ñu bañee jaar ci yoon wi ñëpp jaar te nga xam ni tey moo tax ñu bëri gërëmuñu politique ñu sosoon suñu kuréelu bopp tudde woon ko Sénégal debout gannaaw gi ba ñu paree élection présidentielle yi nga xam ne amoon nañ ci ndam lu rëy. ñu sos benn kuréel goo xam ne tamit kuréelu politique la tuddee ko Action 2022 ba ñuy liggéey loolu nag ba war a jëm ci élection yi ñu gis ni am nay ndaw yu bëri yu mel ni ñun ak yeneen i acteurs yoo xam ne ñu ngi ci langue politique gi nekk ci réew mi ci la ñu dajaloo sos langue gu mag gu làmb réew mi yëpp tuddee ko gox yu bees. li ma dugal ci dans gox yu bees mooy j'ai été séduit par le programme de gox yu bees par rapport aux 20 priorités et aux 22 engagements. qui pratiquement touche tous les secteurs à Saint-Louis. Et donc également, je suis derrière un leader, un jeune qui mérite vraiment mon soutien et le soutien de tous les jeunes de Saint-Louis. Pourquoi? Parce que il est ambitieux et il détient entre ses mains un bon programme réalisable et réaliste. li ma gën a neex ci programme bi mooy langue de barbarie donc ni mu waxee ni moo ko tax a dugg ci politique. parce que ku ni langue de barbarie da nga naan gendar ku ni gendar da nga naan bëlba donc ku ni bëlba da nga naan géej gi ni mu yóbboo tamit kër yi nekk si pooru géej gi donc ñu jël leen yóbbu leen ca xaar yàlla ñu fay dund gu metti donc loolu bi ma ko waxee daf ma touché parce que bi mbir moomi di am Ndar la ma fekk donc fi sama loxo yem dimbale naa leen fa pour ñu mën a génn si situation bi ñu nekkee donc def naa lu ma mën donc foofu la sama doole yam
donc su ma gisee ndaw bu mel ne Moussa Diop bu engagé wu pour xeex loolu man dama ko ciy jàppale ànd seeg moom ci xeex boobu aussi di woo sama mbokk waa Ndar yëpp. gox yu bees dina changé war Ndar te boo gisee li mu tëral programme yëpp da koy changé parce que li mu nu jàngal lépp moom lépp ci changé Ndar la moom. image bi nga xam ni moom la Ndar am bu nu sañoon mu am image bu gën a leer image bu gën a yaatu image bu gën a rafet kooku nag ki ñu koy defal mooy suñu doom ji di Moussa. maa ngi woo ndaw yëpp di woo waa Saint-Louis yëpp di leen wax man seen doom Ndeye Sène lépp lu ma leen mës a bégal si basket bi laa bëgg ngeen delloo ma ko bisu le 23 si urne yi ngeen sànnil ma 3 points bu ma mës a sànni ci basket bi ngeen sànnil ma ko ci urne yi mu fees dell ak Moussa Diop. suñu yitte tey mooy yeesal suñuy gox fii ci réew mi suñu yitte tey mooy soppi doxalin bi ak yorin gi ci wàllum politique ci suñu gox-goxaat yi ñun nag loolu moo tax fii ci Ndar ñu am programme bu yaatu tuddee ko Ndar bu bees tënk ko ci 20 priorités 22 engagements pour le renouveau de Saint-Louis maanaam ñaar fukki jafe-jafe yi gën a jàmp ñu wut ci ay saafara tënk ko ci ñaar fukk ak ñaari naal ak i sumb yoo xam ni incha allah bu ñu jëlee mairie bi noonu lañ koy doxalee ngir mën a woyefal yanu doomu Ndar yi waaye tamit mën a noppal képp koo xam ne mi ngi ci dëkk bi soppi xar kanamu suñu dëkk ba mu neex a dundee ba delloo Ndar ca place ba mu nekkoon démb. kon kanam rek incha allah lépp dina baax. incha allah góorgóorlu baax. jërëjëf ñun siiwar nañ la de. jërëjëf siiwar nañ la vraiment déglu nañ la xam nañ la. jërëjëf wax dëgg yàlla jërëjëf. ñoo koy laaj ma ne nañu jox dëkk bi doomi Ndar yi ñu àndandoo tabax Ndar bu bees